mbokk yi jërëjëf dalati leen jàmm ci seen jotaay le point corona fii ci télévision Futur Média ñu amati mbégte ñëw fas yéene waxtaan ak yéen ci lu aju ci jàngoro ji nga xam ne mu ngi fii depuis le 2 mars mu ngi law ba fi mu toll nii ñi nga xam ne doomu jàngoro ji jot na leen a dugg toll nañu ci ñetti téeméeri nit ak fukk ak ñeent ci biir réew mi ñetti téeméeri nit ak fukk ak ñeent ci démb jàpp tey lañu romb li mu ñetti téeméeri nit yoo xam ne doomu jàngoro ji jot na leen a dugg ci loolu li ci jara sant yàlla mooy lu toll ci téeméeri nit ak juróom-ñeent fukk wér nañu ba ñibbi seen kër kon da ngay gis ni daanaka ñetti nit yu feebar ñaar ña wér nañu loolu jar naa sant yàlla waaye nag ba léegi lu ëpp téeméeri nit ñu ngi ci loxoy waa kër docteur ñu leen di faj te loolu la ñu war a fexe mu bañ a law moo tax dogal yi kilifa yi jël yëpp ci loolu la aajo fexe ba jàngoro ji bañ a law li ci indi njàqare nag mooy dañoo jóge ci li ñu doon wax cas importé yaakaaroon ni jàngoro ji ñuy jóge bitim réew ñoo ko fiy indi naam sax ci loolu la jógee waaye dem na ba léegi des ci suñu biir cas communautaire jaratul ñu koy jàngal kenn mooy cas boo xam ne xamuñu fu ko borom jëlee mënuñoo dabu it ca bi ko doomu jàngoro ji duggee ak ba ko waa kër docteur di gis ci moom kan ak kan la dajeel ba ñu njortu ni mën na leen ko wàll ba ñooñu it nekk ci biir dëkk bi xëy na di ko wàll ñeneen te xamuñu ko ndax jàngoro ji lu ci yor mooy mun nga ko yor mu nekk ci sa biir diiri ay fan wax nañu ci fukk ak ñeent yoo xam ne mën nga di ko wàlle te feeñagul ci yow loolu moo tax mu jar a moytu ñun ci suñu bopp ñuy moytonte ndax fagaru bi dafa jëm ci wattu sa bopp waaye wattu ki nga nekkal ñun noonu lañ koy doxalee fii ci plateau bi tous les jours gan yi ñu fiy dalal xëy na bu ngeen leen di gis du ngeen leen gis ak seeni jumtukaay wattukaay waaye ñi fiy ñëw ñëpp seen masque la ñuy yegsee ba tey jii sama gan yi nga xam ne am naa mbégte lool di leen fi dalal ni ñu koy defee bés bu nekk nag dañuy jàngat lu weesu jàngoro ji ak wàllu wér-gu-yaram ak loo xam ne yëpp njeexital la ci suñu dundin ci suñu koom-koomu réew ndax lépp nag koom-koom a ko lal bu weesoo suñu dundin suñu sociologie lépp koom-koom a ko lal ndax booy xalaat dund gu naat boobu da fekk gafa gi fees wala sàq gi fees ba tax nañu fi waxtaanee tey lu am solo loo xam ne ñoo ko moomal suñu bopp ku jàng école boo yemee sax CM2 xëy na jàng nga lu ñu doon wax secteur primaire ñu yokk ci toftal ci ne secteur secondaire bu ñu weesoo loolu sax ne secteur tertiaire yii moo lal économie réew bu ci nekk am na nuñ koy nattee li ñu soxal tey mooy primaire bi primaire boo ko déggee mooy li nga xam ne moo fiy meññee li ko lëkkale ak beneen secteur secondaire bi mooy secteur secondaire mooy defar wala transformer liy jóge ci primaire yépp maam mbégte di fi dalal ñoo xam ne yey nañu ci wax ci agriculture bu dee mbay mi la yey nañ wax ci gëstu bi ci prospective yey nañ wax ci napp gi yooyu yépp secteur primaire moo ko tënk am mbégte di fi dalal Ibrahima Athie dalal jàmm Ibrahima ngay économiste di directeur de recherche ci IPAR initiative de prospective agricole et de recherche ñu la fiy dalal ngir gindee ko ci li nga xam ne ni moom laa junj tey ci waxtaan wi dalal jàmm. jërëjëf sëñ Abdoulaye ñu ngi am mbégte te ñëw fi waxtaan ci wàllu li nga xam ne moo jaaxal ñëpp waaye surtout gëstu ci conséquences yi manifestation yi mais conséquences yi aussi parce que problème bi tey la waaye war nañ sóoraale ëllëg ndax mbir mi ñaan nañ yàlla ñun ñëpp ñu génn ci génn ci jàmm waaye tey jii problème sanitaire la waaye ëllëg problème économique lay doon problème social lay doon problème culturel lay doon loolu la ñu war a waxtaane tey. jërëjëf Ibrahima Athie feggoo ci jàkkaarloog yow Alaaji Thierno Mbengue Thierno ñu ngi lay dalal ma fàttali ni yaay président association des mareyeurs du Sénégal di it membre ci conseil économique social et environnemental fa toogal fa filière bi dalal jàmm Thierno. jërëjëf Ablaye ñu ngi lay nuyu c'est vraiment di nuyu waa kër gi yëpp di ko commencé ci président Youssou Ndour ba ci suuf di nuyu sama naataango bi di directeur Ibrahima Athie Ibrahima ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu nag sénégalais yëpp di nuyu aussi secteur bi ma bàyyi ko muy secteur de la pêche di ko commencé aussi ci suñu ministre
tutelle wàcce ba ci suuf di nuyu aussi suñu directeur marché poisson bi xam ne fi laa jógee di nuyu mareyeurs yi waaye di nuyu transformatrices yi ak pêcheurs yi nekk ci géej gi yëpp di wax ne da nga wax tey lu am solo parce que tey dañu toll ci moment boo xam ne si dafa am mbas moo xam ne mën nañ ko tuddee mbas muy choléra bi xam dafa ne ci dëkk bi dafa doy waar wax nga ko sànq nee nga dañ doon gis ay cas contact ba yàgg tey ñuy gis cas importé moo doon ñëw ba yàgg cas contact ba yàgg ñu gis cas bu leen jaaxal mooy cas yi nga xam ne mooy communautaire yooyu yëpp nag tey ñun am nañ ci suñuy gëstu bopp yoo xam ne gëstu nañ ko ne xam nañ ni cas importé yi cas kii bi communautaire yi wax dëgg yàlla am nañ ci gis-gis boo xam ni ci côté secteur de la pêche mën nañ ci xóotal waxtaane parce que xam nañu tey tëj nañ frontières yi tëj nañu aéroport yi donc benn kii rek moo fa des muy géej gi nag ñun ñoo fa féete ñu nag pêcheurs yi ak mareyeurs yi kooku kon tey buñ ci waxtaanee dañ ci am sensibilisation boo xam ne war nañ ko cee def que ñu xool géej gi aussi nañ ko fermer ba kenn disul mën a jaar foofu di wàcc ci géej dañuy faral di wax amul bànqaas ci wàllu wattu ko frontières yi yaakaar nga ni mat na wala ba léegi am nay porox ndoll yoo xam ne nit mën na faa buruxlu ba dugg ci biir réew mi am nay porox ndoll mais porox ndoll yooyu ñu ne ci secteur bi rek ñoo ko mën a fatal seen bopp parce que am na loo xam ne sax état du ko man parce que géej dafa yaatu mais mool yi nga xam ne ñooy suñu mbokk mool yi maa ngi leen nuyu di vraiment di leen jox di leen jaajëfal mool yi nga xam ñooy ne ci biir géej gi di dem di nappi ñooñu fu waay jaar ci biir géej gi dañ koy gis bu passé marine bi mool yi kenn mu leen raw ci biir géej gi te ñooñu dama leen di wax aussi ñu amaat beneen taxawaay ndax choléra du caaxaan feebar la bu doy waar donc ñoom li ñu war a def mooy alal parce que man tey am na benn xale bu ñëw sama bureau mu ni ma am na benn xale bu ma gis mun ko dafa am gaal gu indi mu fay ko 30 000 donc ñu jël ay passage di ko yeb ci gaal loolu moo jaaduwul parce que feebar bi alal jërul feebar bii parce que boo dugalee benn képp ci benn dëkk yow am nga bàkkaar boo xam ne xamoo ci àdduna fan lay toll. Ibrahima fi ngay wax noonu am na solo ñu taxaw fa. d'accord alors bu ñaari gaal dajee ci biir géej. est-ce que ay gaal yi mool ngay wax wala ay gaal yoo xam ne nii ci trafic lañ nekk ci yëpp ay nit pour jàllale leen. waaw xam nga dafa am gaal yoo xam ne dañuy nappi jën am gaal yoo xam ne dañuy trafic léegi nag ñoom xàmmee nañ gaal gi trafic ak gi nappi. léegi gaal googu di trafic nag dama leen di wax ñoom heure bu ñu ko gisee dañu ko war a signaler état parce que am na numéro vert boo xam ne soo ko woowee da nga jot marine bi directement su ko fee gaal googu ñu mën koo jàpp ku ca nekk ñu wàccee la comme waa Mbuur yi ni ñu def barki démb gaal goo xam ne si bi mu ñëwee dañu ko signaler police ñëw téye leen ñu jàpp ci ñaar fukki nit yoo xam ne ñëpp ñu ngi bàyyi ko Guinée Bissau te loolu jàpp nga ni du ay nappkat maanaam du ay nappkat demoon ci yeneen i réew du ñu ay nappkat di dugg siwaat du ñu ay nappkat dañu ay nappkat dafa am gaal yoo xam ni ci mbas mi dañ cee profité di ci yàpp ay nit yoo xam ne di leen transporter te loolu moo jaaduwul loolu état bi dafa war a jël ay daan yu sévère képp gaal gu ñu jàpp mu xam ne loolu mooy si nga bëgg a seen métier ñu teg la ay daan yu méttee loolu moo fi am fi mu nekk nii léegi nag loolu àdduna jëru ko mais am na ci tey suñu mbokk pêcheurs yoo xam ne ñu ngi leen di féliciter di leen remercier parce que tey boo xoolee fu mel ni Caaroy wala fu mel ni Mbaaw wala fu mel ni Yaraax ba bët set ci boor géej gi la ñuy taxaw duñ ni kenn wala li xew Mbuur tamit ci gaal gi voilà li xew Mbuur gi maa ngi nuyu président Adama Sall mi nga xam ne moo nekk président keneen parce que ñoom ñoo jàpp gaal gi signalé ko police ñëw jàpp ko ñaar fukki nit fi ne dañu yóbbu quarantaine xamaguñ feebar banque ñoom wala néewu ci ñoom mais loolu laa bëgg mari mool yëpp def loolu moo li nga xam ne fii Saint-Louis ba Cap Skirring gépp tefes gu fi nekk dama bëgg mool yëpp taxaw xool seen géej xàmmee nañ gaal gi nappi ak gi nappiwul gépp gaal goo xam nappiwul ñu signalé ko police wala gendarmerie ñu ñëw jàpp gaal googu yóbbu la quarantaine la xool la boo amee feebar ñu faj la soo mul feebar ñu bàyyi la nga dem waaye borom gaal gi moom su ma seen état teg ko ay daan yoo xam ne si ba adduna tukki di ko dolli même des na beneen aussi muy camion frigo yi nga xam ni ñoom dañ leen a autorisé ñuy daw yooyu aussi may wax chauffeur camion frigo yi di leen ko jaar seen président muy la Ibrahima Mbaye mu gën maa sensibiliser xale yi képp ku ñu gis ci yoon yi parce que dafa am yoon yoo xam ni moo ñuy transporté ci diggante dëkk yi ak dëkk yi donc ci kaw tey la ñuy jéggi mais dama ne chauffeur frigo yi képp koo xam ne gis nga ab yoon boo xam ne fa la oto yi jaar di fa jàll nit ñi na nga ko signalé police wala gendarmerie comme ça ñu mën a dakkal yoon boobu su loolu amee rek cas communautaire day daal di jeex. yéen daal bëgg ngeen nekk rempart ci xeex bi ci wàllu wér-gu-yaram. incha allah loolu daal fas nañ cee taxaw te xam nañ ne côté bii ñu toll tembe ni ñun suñu wàll buñ ci taxawee cas communautaire yi mën a jeex ci réew mi. Thierno Mbengue président mareyeurs yi xëy na du yaakaarawuñu woon sax dinañ ci xóotee nii mais xëy na point la bu feeñ te baax na defe naa kilifa yi. dëgg la
même ci rajo bi point bi ñuy def tous les matins baax na ñu xamal ko kilifa yi nga xam ne ñoo yor wàllu kër docteur ak wàllu kaaraange gi parce que c'est vrai gis nañu ni jaww ji tëj nañu ko cas importé ci ni ñu koy waxee ñëwatul frontière terrestre yi aussi am na surveillance mais géej moom yaatu na yaatu boo xam ne xëy na tënk ko dana jafe Ibrahima Athie ci wàllu bon consultant yeeg chercheurs yi xam naa ni mbir mi tënk na leen ñi ci mën ñu ngi def liggéey à distance wala télétravail yan jeexital la am ci activités yi nga xam ne moom ngeen nekkee IPAR wala yeneen. waaw ñun IPAR balaa sax ñu ñuy laajte pour ñu toog ñun dañ jël ay matuwaay le 16 mars déjà dañ laajte képp koo xam ne mën na toog këram. na fexe toog këram liggéey këram. biñ toogee ba le 23 ñu dajewaat ne mbir mi demee na noo xam ne il faut ñu jël suñuy responsabilité comme ñun dañuy def prospective lii aussi war nañ ci fexe gën koo gëstu gën a seet ñun suñu responsabilité fan la ci toll. boobaa tax ñu jël décision ne ñun ñëpp dañuy def télétravail booba ba léegi suñu kër yi lañ nekk man su ma joxee sama exemple tey mooy suma ñaareelu yoon ma génn sama kër. première fois bi banque laa dem deuxième fois bi mooy ñëw fi du ma génn sax sama buntu kër donc loolu wàññiwul nag sama liggéey parce que dañuy liggéeyee ñun ci télétravail comme service la ñuy def di jëflanteeg ñoo xam ne bitim réew lañ nekk am nañ ay plateforme yoo xam ne ci la ñuy liggéey donc chaque jour léegi sax dama seetlu ne léegi laay gën a liggéey que avant parce que à partir de 7 heures du matin maa ngi ci ba presque 19 heures donc en termes de productivité loolu nag c'est pas la même chose que ñëpp am na ñoo xam ne seen liggéey mayul leen ñu toog mooy par exemple secteur informel bi dañu war di génn pour mun a suturlu am na ñoo xam ne li ñuy liggéey aussi dafa laaj technicité dafa laaj nga nekk fa nga teew ñooñu aussi il faut ñu présence il faut ñu génn waaye li ñu war a fi ñu war a insister mooy nit ñi suñu waree génn tamit nañ am responsabilité nañ xam ne mbir mi du mbiru kenn nit c'est-à-dire kenn mënul protéger boppam il faut que ku ne protéger boppam protéger neneen ñi parce que su fa amee kenn ku irresponsable rek ñëpp la ñuy menacer ñëpp la ñuy lor donc looloo tax ba naay dégg sax ñu naan confinement général ak yooyu mais nañ seetlu bu baax parce que suñu situation ak situation réewu tugal yi du benn nañu adapté suñuy situation mais aussi il faut que nit ñi responsable parce que suñu seetee li xew ci marché yi suñu seetee li xew ci transport yi am na ñoo xam ne yëgaluñ ko sax seen yaram. nangul nga président de la République bu ne nañu fexe ba bu ñu puus kilifa yi ñu jël dogal yoo xam ne nii yuy mujj diis ci ñëpp la. kon ñu teel a fagandiku teel a nangul leen dogal yi nga xam ne jël nañu ko pour puus nit ñi ñu toog wàññi génn bi wàññi yitte yi ci biti balaa ñuy jël dogal yoo xam ne dañ naan far force sax faf na lépp dakk. effectivement parce que lii ñuy am ni cas communautaire yi suñ deful ndànk fa la ñuy jëm parce que suñ toogee ba population bi seen dund menacé mais dootuñ xoolati koom dañuy wax ni ñi ñu toog seen kër yi parce que aujourd'hui da ngay gis ñoo xam ne mën nañ ñàkk a génn léeg-léeg nga seetlu ñoo xam ne sax dañuy nekk ci koñ yi defuñ dara mais nekk di waxtaan ci mbedd mi sans respecter les distances donc ñooñu tey jii dañuy gën a disons précipiter réew mi ci te li koy indi mooy psychologiquement dafa mel ni sénégalais yi pareeguñ parce que pour ñoom comme ñu ngi dégg cas guerre yi di dégg ay nouvelles parfois yu ñu yaakaar ne garaawul moo tax ba jëluñ matuwaay yi war te fu ñu dégg benn cas communautaire lu garaaw la war nañ ko jël vraiment au sérieux ku ne nga gën a responsable xam ne sa comportement mën na menacer comportement ñëpp foofu nag la ñu war a vraiment insister su fekkee ne nguur gi mën na aussi ci wàllu matuwaay maanaam wàllu masque yi ñu fexe comme par exemple décision yi ñu jël ñu subventionné ko ba prix bi wàññeeku dina tax ba ñi nga xam ne dañ néew doole mun ci accéder pour que su fekkee ne mënoo ñàkk a dem soo demee aussi nga sol masque balaa ngay dem. Ibrahima Athie économiste directeur de recherche IPAR initiative prospective agricole et rurale li ñuy gën a intéressé sax ci profil bi spécialiste chaîne de valeur et de politique agricole Thierno Mbengue président association des mareyeurs du Sénégal ñuy waxtaanee ñaari secteur yoo xam ne ñoo tënk primaire bi boo ko ci génnee dara desatu ci secteur primaire nag ni ma ko waxee sànq mooy li nga xam ne nii moo fiy meññee di fi jóge ci biir géej gi Ibrahima bu ñu taxawee rek ci bi yëf yi di tàmbali le 2 mars lu ko jiitu tuuti
ci wàllu agriculture ci lan la ñu nekkoon bu xel yi demee tuuti dañoo tolloon ci campagne gerte gi sori woon nañu ci naam amoon na coow dinañu matal du ñu matal nañ ko jaay bitim réew waa xeet woowu ñu ngi di ko jënd njeexital li depuis lors daf mel ni moom kenn talatu ko sax faf ña stocké sax xëy na talatuñu dem xooli seeni stock mu nekk ban njeexital la crise bi am ci campagne boo jëlee gerte gi rek. Crise bi révélateur la c'est-à-dire que day révéler lu bëri comme ni nga ko waxee tey jii kenn waxatul mbiru jaay gerte li ñuy wax mooy dund. Même président de la république décision yi mu njëkk a jël mooy ne dinaa def nangam ci xaalis ngir dimbale nit ñi pour ñu am dund. loolu lu muy wone mooy dund lu am solo la peut-être dinañ nekk ci léeg-léeg ci yenn situation yi ñu fàtte ne loolu lu am solo la pourtant am na ay population yoo xam ne chaque jour seen taxawaay mooy nan lay def ba am dund donc loolu lu am solo la te dinaa ci dellu si léegi mais li nga wax li muy wone aussi mooy que parfois ñu nekk ci ay questions yoo xam ne peut-être du ay questions yu fondamentales c'est vrai que bi ñuy discuter ci wàllu gerte gi li ñu doon discuter mooy nan la ñuy fexe ba suñu industrie locale ñu mën a am lu ñu triturer mën a am lu ñu jaay mën a sauver ay emploi au lieu que ñu jël yëpp exporter ko en graine. loolu débat boobu moo fi nekkoon seetlu nañ ne ren industrie bi fonctionné wul ba am na ñu doon wax sax ne bés bu Chine toogee ba ne soxlawul nan la ñuy def donc loolu mooy questionnement yi ñu koy mais kenn mënuloon xalaat. bay nañu xamatuñu nuñ koy def. exactement mais tey jii li mu ñu jox mooy dañu war a questionner suñu modèle nan lañ koy questionner mooy lan moo tax ñuy def agriculture lan moo tax ñuy béy. bay dund yàgg na fi de. bay dund yàgg na fi. waaye daa am loo xam ne dañ ko war a seetlu mooy suñ population day màgg day yokku. dañu am population bu jeune. dañu am population boo xam ne 60% yi ñu ngi ci àll bi wala léegi sax ñu ngi naan 50% selon nan ngay définir commune. donc 50% ñu ngi ci àll bi mais surtout soo seetloo secteur primaire mooy agriculture pêche ak lépp soo ko seetloo en termes de PIB autour de 20% la parfois 17% la sax. mais ñiy liggéey di jëriñu ci secteur boobu ils font 60%. ba ñenn ñi naan day dem ba 70%. ça veut dire que 70% li ñuy produire en termes de richesse juste 20% la ci PIB loolu c'est un problème ça pose des problèmes de productivité lan moo waral ba ñi gën a bëri fi ñuy gën a yëngu loolu développé wul moo tax ñu war a seetluwaat ñun lan mooy suñ priorité te ci biir priorité boobu su fekkee ne seetlu nañ secteur primaire boobu seetlu ci wàllu mbéy mi li ñu war a njëkk a fonk mooy nan la ñuy fexe bay dund comme ni nga ko waxee mais bay dund c'est pas seulement autosubsistance parce que avant ci suñu maam yi autosubsistance la woon mais quand je dis bi may wax léegi que population bi dafa yokk nit ñi nekk ci ville yi ñooñu nekk ci ville yi ñi leen war a dundal mooy ñi nekk ci kaw gi donc ñi nekk ci kaw gi dañu war a béy loo xam ne dañ ciy dund mais aussi béy loo xam ne dañuy dundal ñi nekk ci taax yi donc politique bi li mu war a tëral mooy fexe ba d'abord ñu compter ci loolu pour mun a dundal suñu population bañ a wékku ci extérieur mooy li benn borom xam-xam doon wax ne sa biir doo ko dénkaane. mais Ibrahima 60% population bi. bu ñuy produire loo xam ne parce que bu ñu nekkoon ci dans des échelle bu proportionnelle 60% yi mën nañoo ne 60% la ñuy produire mais 60% population bi active bu ñuy produire 20% PIB problème am na est-ce que du loolu moo tax secteurs yi ñu yàgg a jàpp ni ñi ciy liggéey parce que ku ciy liggéey rek mu nekk au bas de l'échelle c'est-à-dire bañ nañ ko ba liggéey yooyu mooy liggéey baadoo la ci kaddu yi nga xam ne nii moom moo nekk ci société bi baykat jàppee na sax boppam baadoo la maanaam bu ci amee bay dund rek doyal na seen wu ci leneen tey ay concepts yu bees ñoo génn producteur exportateur ñooñu xëy na sax ñoo gën a gis seen bopp ci filière yu ni mel mais ma taxaw ci benn boo xam ne nii junñu nga ko léegi parce que dama la doon yokkal ci bay dëkk bi mais ay concepts yu ñu dépassé la dem nañu ci tey
chaîne de valeur maanaam transformation fexe ba li ñu bay buñ ci jëlee wàllu boo xam ne dañuy dund am lu ñu transformer ba mu amal ñu njariñ loolu dafa matewul politique bi moo ko lalul maanaam politique agricole bi politique industrielle bi jëmu ci ba léegi wala waaw maa ngi doon wax sànq ne crise bi chance la pour ñu questionner suñuy gis-gis soo seetloo débat bi yëpp autour de politique agricole la nekk ci sama xalaat fi ñu war a teg débat bi mooy ban système alimentaire la ñu war a am maanaam quelle politique alimentaire boobu mooy nan la ñuy fexe ba li ñuy béy suñ ko béyee mun ko transformer suñ ko transformer ñu transformer ci loo xam ne dina yegg ci ni nga xam ne loolu la ñuy lekk loolu lañ bëgg mooy ñuy waa taax yi mooy waa dëkk kaw yi loolu nan lañ ko mën a defee mooy ñu réfléchir ci ñun ci suñu taxawaay ban système lañ bëgg c'est-à-dire alimentation culture la sax on parle de culture alimentaire ñun nan lañ bëgg a dunde lan lañ bëgg a dunde et loolu pour nga def ko du ministère agriculture rek la war a doon dafa war a doon ministère de l'agriculture dafa war a doon ministère de l'industrie parce que transformation bi ñoom la dafa war a doon ministre de la culture parce que anthropologie sociologie dañ ñu war a wan nan lañ mun a fexe ba Sénégalais yi bëgg seen bopp bëgg li nga xam ne moom bëgg seen démb dafa war a aussi indi économiste yi pour ñu naan lii nan lañ mun a def ba du cher lool ba nit ñi mëntee jot ki néew doole jot ci ki nga xam ne dafa am aussi jot ko te loolu ay question de valeur lay poser parce que lekk valeur la aussi yow da ngay choisir ne man lii ci lay identifié wu donc ci loolu lay lekk suñu fexewul ba li nga xam ne ñun moom la ñuy béy moom la ñu xam moom la ñu am duñ ci identifié wu duñ mën a régler question boobu donc c'est pas seulement du rek question économique du rek question production chaîne bi la et chaîne boobu jafe-jafe bi mooy soo ko seetloo duñ ko réfléchir ci chaîne dañuy réfléchir ci niveau production parfois ñu xool marché parfois xool consommateur mais duñ ko lëkkale te foofu la liggéey bi nekk il faut ñu def liggéey boobu ça ne veut pas dire que amul il y a eu beaucoup d'efforts ont été faits et am na yoo xam ne mu ngi marché actuellement dafa feeñul parce que tey jii suñuy wax ci wàllu mbéy lan la ñuy wax gerte la ñuy wax ci wàllu mbéy lan la ñuy wax dañuy naan nañ pour ay production ak yooyu mais seetlu wuñ ne am na ay modèles yoo xam ne ñu ngi fonctionner pas à grande échelle mais ñu ngi fonctionner depuis 10 ans soo gisee ceeb bu Sénégal nit ñi di koy lekk c'est parce que am na liggéey bu ñu ci def boo xam ne ñiy béy jàppale nañ leen ba ñu béy loo xam ne dafa mucc ayib mooy le chemin du bon riz pour ñu def riz de qualité ñi nga xam ne dañuy transformer seen usines yi ñu defaraat ko ba suñ ko transformer mu nekk ceeb bu baax ñu fexe lëkkale ñooñu parce que loolu tamit dafa laaj formation dafa laaj ñu former béykat bi former transformateur bi mais fexe aussi banque dugal ci loxoom mu doon filière loolu liggéey la boo xam ne mu ngi fiy am depuis 10 ans am na ñoo xam ne ñu ngi ciy liggéey am na ay champion yu fi nekk ñoo xam ne nit ñi xamuñ leen tey jii soo demee dëkk bu tudd Càggaar am na ay champion yoo xam ne ñu nga fa ñoo xam ne ci béy ceeb di ko transformer mu nekk ceeb boo xam ne bu mucc ayib la soo demee ci maïs bi dem Paoskoto am na benn jigéen ju jàmbaar bu fa nekk boo xam ne tey jii dafa dajale ay béykat yu bëre di dem banque di leb di ñëw di jënd ay matières premières di ko béy di dem di jaay di fay boram ñuy transformer loolu aussi donc loolu am na ay jàmbaar yu fi nekk yu ci kii mais malheureusement du feeñ parce que jëluñ loolu muy priorité li ñu yaakaar rek mooy subvention mooy priorité ak yeneen yoo xam ne di ci feelu initiative ñoo xam ne jaar nañu fii ci fan yi mujj yi ñu waxtaanee wàllu ceeb bi dans la vallée SAED ñëw nañu fi wax initiative yi nga xam ne ñu ngi koy def waaye mu des ba léegi ci li ñu am ci potentiel pour bayee ko ceeb suuf suñu leen jox mu ne yàmbalang presque genn wàll gi ci la ñu nekk naam ñu ngi def ay jéego pour gën koo yokk xëy na bu ñu ko yokkee ceeb bi gën a dal Ibrahima ma taxaw ci benn dafa am loo junj léegi wax yi ñuy xaajale laaj bi mooy est-ce que du yéen chercheurs yi aussi yéen a inspiré ñu mujj
def ay glissement ba mujj séparer agriculture ak élevage alors que yooyu benn ministère la daan nekk. waaye tey gis nga ko agriculture dafay nekkee nii élevage nekkee na la léeg-léeg sax équipement rural ñu jël ko yóbbu ko feneen. loolu aussi ci gëstukat yi la ñoom ñooy inspiré politique yi est-ce que loolu lu mucc ayib la séparation boobu. li nga wax ni lu am solo la soo demee tey ci béykat bi nga dem Saloum muy nga dem Casamance nga dem fleuve il est rare nga gis béykat boo xam ne benn spéculation lay def maanaam béykat boo xam ne gerte rek lay def. wala béykat boo xam ne ceeb rek lay def wala béykat boo gis mu ngi béy gerte di béy ceeb di béy dugub di béy ay légumes di béy di sàmm. bara am ñaari ñett nag ak ay béyam. exactement exactement ci biir li ñuy ooyee agriculture familiale maanaam famille bi ñoom ñooy yëngu ci loolu di ci di dundal réew mi parce que malheureusement image bi ñu joxe mooy dañu yaakaar ne bitim réew mooy dundal réew mi mais lépp li ñu fiy béy daanaka agriculture familiale boobu moo koy béy léegi nag soo seetloo loolu diversification la donc béykat yi ñoom ñu ngi ci diversification bu yàgg mais souvent intellectuels yi ak décideurs yi ñoom ñooy nekk ci spécialisation ñooy ñëw ne def leen ceeb pousse ci ceeb pousse nit ñi pour ñu béy ceeb lu baax la parce que soo defee analyse au niveau international ak yooyu problème yi ci am yëpp nit ñi war nañ béy ceeb pour que suñu besoin ceeb yi ñu mun koo satisfaire mais li ñu war a jublu mooy autosuffisance alimentaire pas autosuffisance en riz mais alimentaire mooy li ñuy lekk yëpp ci lu waaw ce qui fait que ni ñu war a jàppalee ceeb bi noonu la ñu war a jàppalee dugub lu am solo la soo seetee chaîne de valeur bi lu am solo la loolu lañu war a jàppalee mboq mi noonu la ñu war a jàppalee élevage bi noonu la ñu war a jàppalee pêche bi parce que yooyu c'est complémentaire suñu plat ceebu jën bi sax wane na ko yooyu yëpp moo fay daje pour que nga mun a il faut nga def ci soble bi et cetera pour que mu daje nga mun a am plat boo xam ne bu mucc ayib la donc moo tax suñuy def politique bi aussi dañu war a def loo xam ne dañuy boole loolu lépp loolu nag dafa laaj xarañ ci wàllu woowu mais aussi di déglu ñi nga xam ne mooy acteurs yi à la base mooy béykat yi. vraiment moo bëggoon utiliser maa ngi ñëw Thierno xam naa bëgg yàkkamte nga ñu wax ci napp bi mais mbay mi foog nga sànni ci kàddu maa ngi ñëw. Ibrahima li nga wax yëpp dëgg la mais am na ci yoo xam ne bu ñu la déggee am na ci yoo xam ne day xaw a woroo parce que gis nga soo xoolee par exemple nee nga ñuy dab autosuffisance bi alimentaire mooy ci li ñuy dundee ñu matal ko ñu gis ni am na yoo xam ne. bu ñu ko matalul it bay nañ ci lu bari waaye lu ñu gën a bay mu gën a bari mu gën a am problème wax nga fi gerte gi sànq bay nañu ba mu mujj gi tuuru xamuñu luñ koy def jëriñul sax baykat bi finalement boo jëlee yeneen meññeef yi légumes yeeg filière horticole bi lu ci bëri dañ koy sànni parce que période bi ñu koy bay xam nga kenn mënul dëkkee ci lekk pomme de terre ci ñetti weer te ci ñetti weer yooyu ñu koy bay bu ñu xamul leneen li nuñ koy def dañ koy mujj sànni bu jamono ñëwee nag dootul am ci marché bi ñu importé ji ko indi fruit boo jël naka noonu la ndax jamuy ñor duñu ko mën a denc ba mu jëriñu ci 12 mois wu at bi yëpp donc bu ñuy prôner autosuffisance maanaam bàyyi ci lu mat te mënuñu ko conserver di ko génnee ndànk-ndànk pour jëriñoo ko at mi lan moo ko war a matal loolu. loolu lan la ñu raté. li nga wax lu am solo la c'est-à-dire que sooy liggéey ci wàllu woowu doo ne rek production da ngay xalaat chaîne bi. te chaîne logistique bi daf ci am solo tey jii su nekkee da ngay produire li nga ñu war a njëkk a xalaat mooy balaa may produire kan moo ko nar a consommer kan moo koy lekk parce que yow li ngay produire su fekkee ne réellement xarañ nga ba produire lu bëri yow ci sa bopp rek mënoo ko lekk il faut nga am ñeneen ñu ko lekk ñooñu nan ngay fexe bañ jot ci am na processus de transformation kan moo koy transformer am na logistique buy war a dem ci loolu soo ko waree transformer fan nga koy stocker stockage bi aussi bien au niveau du producteur qu'au niveau du transformateur dafa am solo mais su fekkee ne da nga nekk ci produit frais nan nga koy conserver congélation ak yooyu donc infrastructure yooyu da di lu am solo loo xam ne état daf ko war a liggéey état ak ñi koy jàppale te am na lu ñu ci def par exemple ci wàllu ceeb bi soo gisee tey jii ñu toll fi ci yenn bërëb yi c'est parce que am na ay magasins yoo xam ne nguur gi liggéey na ko am na yoo xam ne espagnol yi ñoo ko liggéey am na yoo xam ne coréens yi ñoo ko liggéey. même transformateurs yi. voilà am na fii ci jamono transformateurs yi ñu bëri ci seen bopp
tabax nañ ay endroit yoo xam ne pour stockage la mais loolu mooy jubluwaay bi mooy jël ne man lii dama ko bëgg a def par exemple gerte bi ngay wax erreur bi mooy ne gerte gi dama koy def rek pour exporter te gerte contrairement à li ñu xalaat dafa structurer économie Sénégal. yàgg na fi de. waaw non seulement yàgg na fi mais soo demee Saloum lépp lu ñuy liggéey gerte mu ngi ci biir. li ñuy lekk gerte ngi ci li jur ji lekk gerte ngi ci donc dafa am solo ci économie réew mi mais malheureusement fi ñu xaw a lajj tuuti mooy volet transformation bi. am na ci débat bu bëri bu fi am Banque mondiale sax wane woon na ne dañu war a daanaka tëj suñu usines yi di exporter. mais je crois que erreur la te lii wane na ne erreur la mais am na ay secteur privé foofu yu ci nekk yoo xam ne ñu ngi ciy yëngu mais am na aussi de petites et moyennes entreprises yu fi nekk maillon boobu souvent duñ ko jox importance bi mu war mais souvent chaîne de valeur du rek gaa yu ponkal yi ñuy gis. wala ñi nga xam ne dañuy jóge bitim réew. mais bëri na ñoo xam ne ñu ngi fii nekk ci transformation ñoo xam ne ñu ndaw lañ waaye dañuy dem di màgg tey jii am na koo xam ne ci ceeb bi la nekk Rosso il y a 10 ans benn usine de décortiquage bu ndaw la yore woon. tey jii champion la foofu usine bu mag la yore di liggéey loolu mot 2000 personnes xam nga kooku su fe il y a 10 ans rek. usine bu ndaw la yore woon motul sax fukki nit ñi mu yore woon foofu ci Rosso. donc su fekkee ne jàppale nañ nit ñi béykat yi jàppale transformateurs yi mën nañ sore ci wàllu autosuffisance boobu kenn mënul am autosuffisance complète. je crois que on n'est pas naïf mais mën nañ au moins ci wàllu yi nga xam ne c'est stratégique ñu fexe ci benn exemple rek laa lay jox pour illustrer loolu. soble. Il y a quelques années 3 mois rek la ñu amoon autosuffisance bi nguur gi tëjee waxtaanee ak importateurs yi ñu tëj. tey jii ñu ngi 7 mois et demi di aspirer ne dañuy dem pour 12 mois peut-être li des rek mooy mesure d'accompagnement yi pour que ñu mën a stocker. cultiver ko ci 2 saisons. voilà def ay double culture. aviculture. Avant la crise aviaire. mais daanaka mbokk yi yëpp ci ay poulet importé lañ doon lekk. mais bi feebar bi taxawee gouvernement bi aussi profité ci tëjaale frontières yi mais gis nga business boobu ni mu développé woo. di dundal lu ñu bëri ñoo xam ne dañ ciy am koom donc suñu réfléchiree c'est-à-dire que du autarcie c'est pas nga fermer frontière. doo tëju rek ne doo tëju rek et surtout war nañ xalaat suñu sous-région bi. parce que suñu politique li mu war a doon mooy satisfaire d'abord dëkk bi mais aussi xoolaale Afrique de l'Ouest parce que foofu mooy suñu marché jëflante suñu biir. Alaaji Thierno balaa ñoo jàll ci napp gi est-ce que danay faral di am ñoo xam ne ni dafa juddoo ci lébu gi jékki-jékki ne man daal mbay mi gis naa ni dox na maa ngi cay dem wala napp gi doxul xaaral ma xooli mbay mi. xanaa xamoo ni Ablaye. gis nga baykat yi mën naa ne baykat lañu waaye ay jaaykatu jën lañu am na ñoo xam ne tey fu mbay mi jeexee dañuy wàcc dem di jaayi jën am na ñoo xam ne aussi fu mbay mi jeexee ci foofu fu mel ni Saloum fu mel ni Kajoor ba Casamance fu mbay mi jeexee dañuy dem taxaw ci wetu tëli bi di jël jën yi dem ci àll bi di ko jaay ay mareyeur la ñuy doon ba kera mbay mi commencé waat mbay nag dafa am solo trop wax nga ko sànq mbay napp ak sàmm ñett yi mun ñu séparé woo gis nga ci lébu yi ngay wax tey da ngay ñëw nekk pêcheur dem gétt yi géej ñëw nga kaayuloo am nga benn xar boo yow sa kër wala benn nag ci côté mareyeur yi fu mel ni marché poisson am na ñoo xam tey bu ñu jaay jën ba pare fu ñu wàcc rek dem nañ seeraas ñu ngi dem ci seen géttu nag yi foofu ak seen gétti xar yi di sàmm foofu boole ñaari liggéey yëpp di ko liggéey mais tey mbay dafa am solo koo xam ne sànq kii wax na ko sànq gis nga man ci côté soble bi ma am sama xarit yu bari dañuy bay ay soble boo demee ay côté Lompul ay côté Kayar ay côté Mboro dañ may woo di wax toujours ni vraiment ñoom li ñu bay ci soble dafa bari goo xam ne ñoom li ñu bëgg état bi jàppale leen ci rek boo ñu defal leen ay chambre froide yu mag foofu bu ko fee ñoom ñu man am fu ñuy denc soble bi parce que bu soble bi ñoree daal mun ñu jaayandoo lépp te buñ ko jaayul soble bi dina yàqu kon loolu tey dama bëgg état bi aussi mu xoolaat ñu xool aussi ñu mel ni directeur mi nga xam tey ñoom seen xam-xam màcc na ci loolu aussi ñu leen di diglu ci loolu aussi di nuyu ministre agriculture
Moussa Baldé vraiment ku am xam-xam la ci wàllu mbay di nit ku baax koo xam ne tamit kuy diglu doomu aadama yi la mais bëgg naa daal baykat yi ñu gën leen a jàppale gën leen a dooleel comme éleveurs yi comme pes bi nga xam ne man fi laa féete. waaw bu ma la déggee ngay wax chambre froide yi. dama ne est-ce que nekkoo di gasal gaa yi pax est-ce que nekkoo di lijjanti chambre froide yi pour waa légumes yeeg yooyu waaye sa jën yi moo la gën a intéressé est-ce que xajoo ngeen. waaw non ñun moom chambre froide liñ ci soxla. xam naa ni bari na baraay goo xam ni parce que tey gis nga ceeb bi ñuy wax nii président di ko wax. parce que loolu ma jaaxal li ngeen ci soxla ni mu baree waxaloo seen bopp nga waxal gars yi. waaye li nga mën a waxal ci mbay mi moo tax ma dugg ci côté boobu. waaye ñun chambre froide. dañoo bëgg xam nga jën Sénégal. dañuy wax jën amul jën mu ngi am de. jën mu ngi am de. comme ni nga ko waxee sànq population Sénégal di day yokk. parce que boo koy xayma tey dañu naan benn gato boo xam ni fanweeri nit ñoo ko daan bokk tey mu yokk ba 100 di ko séddoo. foofu mooy problème bi. leneen li ci des exportation bi dem bitim réew. jamono yi nga xam ne corona bi dafa am na keesu jën yoo xam ne ñu ko doon jaayee 80 000 mais tey am na keesu jën yoo xam ne boo jaayee la koy jaayee 40 000 parce que avion bi dematul pour wax la ne rek jën bi te boo xoolee 2017 bi 2018. Thierno li nga ñuy wax nii. parce que baax na ménage yi ñuy déglu. parce que li ñuy dégg mooy jën bu manqué gu nit njëg yi dafa yokk. waaw njëg yi dafa yokk xam nga lu tax mu yokk xam nga moment bi ñu génnan ci ginnaaw day mois boo xam ne heure bu ñu ci àggee day ngelaw te su ngelawee jën du mën a am loolu rek moo doon problème bi mais dama ne la fi ma lay wax ni tey fan yi ñu passé ni dem nañ bi kilo coof jar 2500 ci marché central au poisson di ko jar Mbour di ko jar Yoff ki te kilo coof ay 6000 francs la doon jar. lan la parce que li ñu waroon yóbbu bitim réew yóbbu. waaw li ñu waroon yóbbu dematul. bato bi xam nga bato bi bërki dem sax am na bu départ dem mais bato yi dematuñu alors avion bi dematul loolu moo taxan jën woo wàcc mais gis nga ci côté chambre froide bi nga doon wax xam nga jën tey da ngay toog ba yàgg ñun lay Rufisque tuur na jën wala Mbour tuur na jën wala Joal tuur na jën bu boobaa ñun suñu amoon ay chambre froide da nga mën denc jën boo xam ne pendant 3 mois dina ko mën a téye Sénégal di leen jox jën mais doo am foo ko denc da ngay finalement da ngay mujj dem tuuri ko wala nga dem lakki ko keccax loolu nag su ëllëgee bu gaal yi demee parce que keesu yaboy da ngay dem jënd ko 10 000 francs bi yoon nga dem jënd ko 15 000 francs bi yoon nga dem jënd ko 50 000 francs loolu nag bu fekkente ne ay chambre froide am na loolu prix bi mën nay bañ ci yéeg benn yéegaay bu ëpp bi loolu nag état rek moo ci mën a jàpp dimbali ñu tey xoolal fu mel ni marché au poisson donc maa ngi nuyu aussi directeur bi Abou Mbaye parce que tey wax dëgg yàlla bi mu ñëwee ci marché bi defaraat na marché bi parce que ku xaman marché poisson ak tey marché poisson ni mu mel di sant aussi le préfet de Pikine parce que bi xamee ni feebar bi ñëw na mu ñëw sees ñun dañu teel a fagaru teel a taxaw xam ni marché boo xam ne juróom-ñetti junni doomu adama ñoo fay xëy bu ñu amul benn taxawaay bi état bi su ñëwee da koy fermer ñu daal di préparer suñu bopp daal ni nañu réunion directeur woote réunion ñëpp ñëw benn comité teg ko acteurs yëpp bokk ci nag yi nekk ci biir marché bi góor ñi ak jigéen ñi ma leen di remercier ci loolu bu baax ñu daal di préparer jënd suñuy gants jënd suñuy masque thermoflash lépp wut comité boo xam ne dañuy monter ci bunt bi yow marché bi doo dugg takkuloo kii masque doo sololoo gants doo dugg dañ lay xool sa thermoflash xool sa tàngaay yaram fan la toll loolu marché poisson préfet bi mu ñëw di visiter di marché bi foofu lañu fekk bi mu ñëwee dugg ci marché bi jàll ba la joolaa xool que ni gis nañu organisé wu nañ taabal yi nga xam ne dañ leen sësale woon nii taabal ci kaw morom ñi def ay espace ba xam ne kenn du jigéente ak sa morom parce que feebar bi comme day bañ mbooloo ñu def ay espace loolu lépp bi ko préfet xoolee bàyyi ñu continuer ci liggéey boobu mais xam nga tey fu mel ni marché au poisson soo xoolee suñu espace bi ñu yor foofu tey fi pàkk bi nekkoon foofu tey dara nekku fa te espace la boo xam ne tey bu ñu fa defoon ay chambre froide di nga mën a dolli emploi ci emploi loo xam ni dina mën ay 2000 personnes te état moo la mën a jàppale ci loolu bàyyi leen ci des jën bii doon tuuru di yàqu di too ko am da nga koy rester foofu su ko defee Sénégal gisul ñàkk jën Sénégal li ñu napp mën nañ ciy dund comme ni ko kii waxee lu ñu bàyyi mën nañ ci dund donc li ñu sàmm aussi su Tabaski jotee mën nañoo bañ a am problème mu xar waaye ñun côté napp gi ñun dañu bëgg état gën ñoo jàppale vraiment ñi ngi sant le président la parce que jàppale ci napp gi aussi ndax bi mu ñëwee itam dafa xool secteur bi xam ne secteur bi def seen la mu daal di commencé ci aussi ci pêcheurs yi jàppale leen mool bu jënd motoru gaal ñu defal la 1 million loolu ñu ko ci sant baax di ko ci gërëm mu jóge ci loolu xam ni géej gi dafa am sécurité dafa am ci géej gi si les sauvetage yi ñu ngi ko doon jaay benn 15000 francs président ñëw ni nañ ko def 2500 yombal ko at mu ne mu wàcc ñaar fukki junni siile pour mool buy dem géej rek mën a am siile pour accident bi ci géej gi mën a wàññeeku loolu aussi ñu ko ci remercier mu ni des na aussi loolu du bàyyi parce que gis nga quai de pêche yi ñuy qualitaire 86 la ko Sénégal ga jëna am président bi mu ñëwee ba léegi def na juróom-ñetti quai
loolu amul benn président boo xam ne mos na ko def ci secteur bi. waaye léeg-léeg ñu bëgg leen a defal sax ngeen indi ci coow. waaw non coow li mooy. xam nga coow li mooy xam nga loo gis nekk dafay am politique. waaye du question coow li acteurs yi ñooy coow xam nga toujours coow day am secteur de la presse ñu yaakaar ni acteurs yi ñooy coow fekk du acteurs yi day am politique bu rax ci biir. parce que ay bu fekkee kii daa bokk parti bi kii bokk parti bee alors que bokkul ci àndul ak yow moom li ngay def sa xëy na baax na mais il faut mu saboter ko pour que yow sa parti bañ cee gagné. parce que tey bu fekkente ni ma jox la benn misaal. bu fekkente ni da ngaa bokk parti APR. donc man it dama lay du ma dul sax parti. mais bu fekkee da ngaa bokk ci benn parti. tey kii bokkul ci parti bi léegi yow nga am loo xam ne dem nga réaliser ko. da ngeen di nangu loolu nekk ci seen secteur bi bu ngeen nekkee di wax entre mool entre nappkat entre mareyeur. non loolu pété gi day non xam nga politiciens yi fu nekk la ñu dugg. politiciens yi fu nekk la ñu dugg. tey ñun bu ñu demee wut suñu ay partenaires ñëw boo xoolee tey ma jox la benn exemple ci fu mel ne quai de pêche bu Mbour bi xoolal quai de pêche bu Mbour njariñ bi nga xam ne am na ko. donc bu ñëwee di ci dugal ay sabotement di taxaw di taal ay quai de pêche di lakk ci yow li ngay lakk sa alal la mais loolu sëñ bi erreur la. gën koo kawe loolu wàllu politique moo koy waral parce que tey xëy na ni peut-être loolu bu taxawee ki jiite quai de pêche bi wala keneen dana ca am ndam ñu koy saboter loolu affaire politique la ak affaire soxor moo cay nekk mais gis nga secteur de la pêche secteur la boo xam ni dama ni xam naa ni mbay mi am na solo trop càmm gi am na solo mais secteur de la pêche ci wàllu économie ak wàllu social amul bu mu ci yamal ndax li tax amul bu mu ci yamal mooy da ngay def sa camion jëm fii ma jox la benn exemple da ngay sar sa camion jëm fii di war a dem Tambacounda wala nga war a dem Matam dëkk boo taxaw foo yendu tey da ngay yëkkati benn siwo jën may ko fa nit kan ko fa may mu jaay ko 3000 wala mu jaay ko 4000 francs génn ci jënam ndawal ko loolu pes kese moo koy def sama ba commerçant yi duñ ko def amul kenn da ngay ñëw ma jox la benn exemple tey wala nga ñëw fu mel ni marché au poisson rek seet si fa benn mareyeur bi daal lay daggal génn keesu coof soo ko daggee day mat ay 40000 pourtant boo demoon ci sàmmkat bi nekk daral gi loo xaritoo xata moom du la may xaru 30 000 yóbbaale ko kon secteur de la pêche ci wàllu économie amul loo xam ne yam na ak moom donc leneen li ci des. mais kon lu tax fi nga dugg sànq ci ne li leen manqué chambre froide yi lan moo tax bon yooyu baax na sax ñuy wax état lan moo tax ba léegi yéen mënoo leen ko matal xool moo xam coopérative moo tax association de mareyeur la. non defal ko seen bopp am na dafa li naa mat dafa am na. mais parce que tudd nga fi comme marché central au poisson am ngeen fa pàkk am ngeen fa lépp lu tax mënuñ ko xalaat. non xam nga fu mel defal ko seen bopp. xam nga fu mel ni marché au poisson day marché boo xam ni état bi moo ko seere mu dépendre ci ministère bi tey amoo fa benn sañ-sañ di fa indi dara di ko fa def ca tàgguloo état bi. mais tey am na ci ay mën-mën gi laax bu ñu leen ko mayoon. waaw yéen am ngeen doole defal ko seen bopp. non am nañu ko am loolu laa lay bëgg a wax nii tey dama lay jox benn exemple benn mareyeur ku mel ne Sidi Dieye à Saint-Louis tey au passage maa ngi koy nuyu nit la koo xam ne tey mareyeur la doon liggéey mais tey dafa dem bam bitim réew jënd usine glace teg ko ñu wax mu dem jënd usine jën teg loolu lépp boo ko xaymaa daanaka day jege milliard ak lu topp. te kooku da doon def comme ñuy def na rek di jënd jaay mais di góorgóorlu parce que tey ba yàlla dimbali ko tey muy jël ay emploi yu bari léegi nag fu mel ni marché au poisson wala fu mel ni quai de pêche yi yow amuloo sañ-sañ yow personne individuelle bi dem di fa def ab chambre froide wala dara état rek moo la ci mën a jàppale. leneen li ci des du mel si di jëy mais bari na ñeneen ñoo xam ne si ñu ngi ci secteur bi aussi di góorgóorlu ci loolu leneen li ci des li ma lay bëgg a wax mooy secteur de la pêche aussi Cissé vraiment des secteurs boo xam ni ñun surtout marché au poisson dañuy tàllal loxo aussi ministre de la pêche. mu gën ñu jàppale gën ñu dëgëral. parce que marché poisson juróom-ñetti junni nit soo xoolee tey juróom-benn junni yëpp bu ñu ñëw dañuy leb paas bu ñu ñëw ci marché bi dañuy leb paas pour bu suivre lu ñu am donc ñooñu bu ñu ñëwee ba ci marché bi amuñu dépasse kooku problème lay posé. moo tax tey marché bi dañuy ñaan yàlla aussi corona bi yàlla defal nañu jàmm ci secteur de la pêche yëpp amaguñ ci benn cas. amaguñ ci genn gaa ñu ngi ci sant yàlla te yàlla buñ ci am cas mais taxawaay bi nga xam ne secteur bi am na ci boo gisee may wax mool yi ak mareyeur ñu gën a taxawaat mooy yàlla bu mu ci am parce que bis bu amal ci marché wala mu am ci benn quai de pêche dañ koy tëj te buñ ko tëjee mbooloo mu bari dañ xëy du ñu dund loolu moo tax may gën a sensibiliser waat nit ñi pour ñu gën a góorgóorlu pour ñu gën a taxawaat te man bu ma jàngatee xam ne tëj nañu aéroport yi tëj nañu frontières yi donc géej gi rek moo fi des kon ñun ñi nga xam ne ñooy pêcheurs yi ak mareyeurs yi ñun ñoo mën a taxaw ci géej gi di ko surveiller bu wér a wér ba bépp gaal gu teer indil ay nit ñu mën ko signaler yoon ñëw jël ko ñu quarantaine leen xool leen su ko defee feebar bi dina gën a wàññeeku waaye itam dina tax suñu liggéey duñ ko bloqué ndax tey marché poisson dafa am solo trop ci Ndakaaru parce que foo xam ne juróom-ñett ñoo fay xëy du ay caaxaan tey vraiment ñu ngi remercier aussi ku mel ni le directeur marché jàpp gi nga xam ne jàpp na ko ak acteurs yi nga xam ne ñoo nekk ci marché bi
ñu leen di gën a ñu gën a jàppaat parce que tamit secteur de la pêche dafa nekk secteur boo xam ni ci Sénégal yëpp partout laay wax amul lum ci yamal ndax tey boo demoon tey fu mel ni Kédougou wala nga dem fu mel ni Ziguinchor wala nga partout ñu ngi taxawaay boo xam ne si da ngay yéemu ci borom te ku jaaxle ku sa njàng yàqu koo xam ne si maara day taali sa borom kër dafa génn àdduna wala dara nga jaaxle da ngay seeti marché jën bi fa mu nekk nga dem di fa liggéey di fa daan sa doole di fa am sa sutura soo ñëwee itam dañ la cay yaatal donc pêcherie tamit am fu boo demoon tey fu mel ni Saint-Louis wala nga def fu mel ni Soir wala nga dem fu Kafountine tey nga yóbbu sa camion jën yoroo benn dërëm bu jën bi teere ñoom dañ la koy sarcel nga dem jaay ba ñëw nga fay loolu lépp am na ci ndimbal boo xam ne am na ci secteur de la pêche donc kon bu ñu état gën a jàppale gën ñu dooleel donc dana gën a nekk secteur boo xam ne dañ gën a mën a dem ak seen bopp bien vrai que ñu ngi ciy jàpp parce que le président la aussi fan yi paase rek gis nga ñu def benn cérémonie bu baax mu jox ñu ay camions lu mat 61 camions ñu ko ci remercier bu baax aussi di remercier Pape Amadou Sarr mi nga xam ne mooy DER moo ñu jàppale ba ñu jot camions yooyu actuellement ni camions yi fu nekk ni corona bi moo tee rek ñu daw leen te loolu lépp su ko président defit parce que laaj nañu suñuy jafe-jafe ñu wax ko parce que tam munooy di dawal di yóbbul jën ci régions yi sori yi te amuloo oto bu baax parce que tey boo demee fu mel ni Matam wala nga fa dem fu mel ni Fungum li wala wala Kédougou jën bi boo ko dawalee ba foofu day changé day xonq te léegi dañoo bëggan jën bi waa Ndakaaru di ko dunde boo demee Matam moom nga fay lekk soo demee Ziguinchor di ko lekk foofu mais léegi nag président bi mu xamee loolu ci la ñu jàppale ci loolu ñu def suñu première trace am nañ 61 camions suñu ko génnee ba pare am na yeneen yoo la ñu parce que 400 camions la ñu war a jox te lépp pour secteur bi rek Sénégalais yi mën di lekk jën bu baax beneen bi ci desit muy lu jëm ci wàllu jën yi nga xam dañ ko doon exporté muy dem bitim réew ñun dañ koy waxtaan ak ñoom toujours dañ leen tubaab bi nit ku ñuul kii vraiment nit ku weex gënu nit ku ñuul dañoo war a fexe ba jën wi ni ñu ko exporté comme li ma wax nii xam nga ñu naan kees yi 80 millions jar tey wàññi nañ ko ba 40 000 léegi xam nga doon jar 40 000 Sénégal yëpp dañ ciy mën a jot mais tey boo koy jaayee 80 000 am na koo xam dina ko bëgg mais du ko mën a jot moo tax yaboy bi la ñuy ëpp lu ñuy dunde ak jaay bi ak jën yi gën a yomb mais jën yu mag yi duñ ci mën di jot mais su boobaa nag bu ñu organisé wee am ay chambre froide parce que jën yu mag yooyu day am ay temps day tuuru ba pare repos bi nga xam ne moom la ñuy def géej gi di ko noppal ñu gën ko yokk xam nga dañuy def un mois xam nga un mois jën mënu ci màgg man dama bind benn lettre boo xam ne dama ko adressé ministre ma ne ko su ma sañoon dañuy def repos bi ñu yokk ko ba mu nekk 3 mois xam ne jën bi dina mën di màgg parce que géej gi yaatu na man ngaa def côté Mbour Joal nga def leen repos bàyyi côté bi ñu nappi boo léegi bu ñuy commencé nga dem def fële repos su ko defee géej gi day gën a ubbeeku gën a yaatu ñi mën a nekk ci am parce que tamit bu fekkee ni président dafa jël lu ma 100 000 tonnes di ko jox ay mareyeurs mbaykat yi di bay pour lu ñu dundee te jën amul it su boobaa yaakaar naa ni dinañ ñëw it ci pexe yi nga xamante ni taxawal nañ ko pour remplacer mbayum jën nappum jën boobu ci biir géej apiculture nga xam ne yar jën la mën ko jëfandikoo dinañ ci ñëw ndax am na ci projet yu mag Ibrahima Athie ci li mu wax aussi am na ay similitude ak filière secteur primaire bi muy agriculture muy pêche bi nga xam ne nii wax na ko def naa ñoo bokk feebar ñoom ñëpp ci wàllu chaîne de valeur transformation fa lay sooxee pêche lu am solo la ci suñu économie ci ñett ba ci ñeenti wàll bi jëkk te nga xam ne moo gën a feeñ mooy exportation plus de 200 milliards par an yoo xam ne dañ koy jëlee ci pêche 240 lu am solo la ci économie bi ñaareel bi loo xam ne duñ koy seetlu lool mooy sur le plan nutritionnel parce que jën li mu ñuy jox te mu xaw a démocratique parce que wax na ko léegi yabooy bi dinay dem ba zone yoo xam ne ñoo gën a reculer waaye foofu aussi li ñu war a seetlu mooy am na menace de durabilité mooy lan suñu changé wul façon ni ñuy nappe soo moytul dinañ toog ba géej gi dootul sot ñaareel bi ñu ngi commencé di exporter yabooy boobu di ko exporter ci pays yi nga xam ñetteel bi yabooy boobu ñu ngi koy jël di ko def farine de poisson donc loolu day menacer suñ sécurité alimentaire et nutritionnelle moo tax foofu aussi war nañ ko xoolaat bu baax en termes de durabilité li nga wax ci aquaculture bi aussi am na solo lool parce que alternative la mooy mbéyum jën c'est-à-dire que dem di ut jën ci géej gi lu baax la te mu ngi raar fépp léegi sax mais mën nañ ko béy aussi fi may daanale ci wàllu woowu mooy pêche bi dimbale na agriculture bi bu baax à un moment donné bi agriculture amee crise avec la sécheresse ak loolu ñu bëri mbokk saalum yeeg bawol yi dañ jóg
ñëw boori Mbour boori Joal ut si fa xëy parce que àll bi amatuloon dara donc ñu ut si fa foofu pêche bi moo ñu dimbale ci en terme d'emploi malheureusement statistiques yi demeewul ni mu war a demee pour ñu xam exactement emploi yooyu fan la toll soo seetee statistiques yi tey statistiques yu yàgg la moom la ñuy répété waat ba actuellement Ibrahima Athie dafa am nag loo xam ni moo nekk ci biir réew mi bu weesoo feebar bi li mu lëkkaloo ak yenn secteurs yi wala njeexital bu mu am ci yenn secteurs yi ñu gis ne aussi li fi nekk ci wàllu agriculture nga xam ne suuf la ñu soxla réew mi mu ngi jëm ci yoonu industrie extractive est-ce que xajoo nañu rawatina yenn barab yi boobu jëlee zone bu mel ni ki Niayes est-ce que xajoo na ak lu mel ni ki industrie extractive rapport bi rek mooy est-ce que lu ñuy gagner jar na li ñu nar a perte. sa question bi question bu am solo la et mal. troisième question bu am solo pour yow kon. waaw maa ngi compter. lu am solo la ndax ñaay. lu ñu waroon waxtaane la ndax zone boo xam ne la dafa riche ci wàllu suuf si parce que mën nañ fa béy mbéy yoo xam ne mënuñ ko béy feneen ci wàllu climat mën na aussi aider suuf si plus pêche bi loolu yëpp dafa daje ci ñaay malheureusement nag dafa am foofu aussi ay minerais donc waroon nañu waxtaane est-ce que exploiter minerai boobu jar na li ñuy nar a yàq deuxièmement est-ce que jël ñaay bi yëpp def ko ay kër ay tabax est-ce que jar na ko par rapport ak li ñuy perte ba xam ne dinañ jël de manière concertée décision ne lii lañ bëgg seet suuf soosu nan lañ ko war a gérer et loolu c'est des questions d'aménagement du territoire nan yan choix la ñuy def parce que choix yu bëri yi ñuy def choix irréversible la tey jii soo décidé ne damay exploiter fii ay minerais peut-être perte nga ko pour beneen jumtuwaay te li ñu mën a am fii peut-être fële rek lañ ko mën a am ci vallée bi ci wàllu légumes ak yooyu donc wàllu woowu daal lu problème la mais wàllu suuf weesu na loolu wàllu suuf weesu na sax problème minerai ñaari problème la ñu am ci suuf problème bu njëkk bi mooy suuf si nga xam ne ñu ngi koy béy di béyaat ci anam yoo xam ne c'est pas durable ba suuf si dégradé te suñ population di yokk di gën a soxla suuf mais en même temps ñu gis nit ñi jóge bitim réew di ñëw pour sàkku suuf soosu donc loolu lu am solo la loo xam ne war nañ ci kii parce que suuf soosu moo ñuy dundal te souvent sooy lire littérature bi dañuy naan Afrique dafa bëri suuf mais erreur la quelques pays ñoo bëri suuf soo koy lim ay juróomi pays la ci Afrique Sénégal ci ban la bokk. Sénégal bokkul ci ñi bëri suuf Sénégal bëriwul suuf Sénégal sax amul suuf suñu àll bi ne yàmbalang fii mais amatuñu àll mais booy daw diggante Dakar ak Ndar daanaka boo ci ñaay bi foofu boo rombee àll baa ngi ne yàmbalang wala da nga am impression que àll baa ngi yàmbalang mais tey jii soo jógoon fii di dem foo dem bëgg a taxawal fenn ñu ne las bàyyi sama suuf la amul benn suuf boo xam ne kenn occupé wu ko deuxièmement nit ñi li ñu war a seetlu mooy suuf du pour mbéy rek suuf pour agroforesterie la mais pour foresterie la suuf aussi pour élevage la élevage dafa am solo ci suuf donc war nañ suñu gisee rek benn mbooy yaakaar ne kenn occupé wu ko pourtant exactement donc loolu loo xam ne la war nañ ko moo tax gis nga place nag yi ñu jël ci zone mbaaw beeg yooyu tax nag yaa ngi taxawal fi mu toll nii biir Dakar exactement te loolu mooy yokk aussi dégradation bi su fekkee ne da nga jël avion di ñëw aéroport Diass da ngay yéemu da ngay yaakaar ne dëkk bi amul benn garab te loolu dafa dangereux ci réew bon c'est vrai que am na effort yu bëri yu ñuy def ci wàllu reboisement mais war nañ ko évaluer aussi c'est fan la ñu ngi au même moment où ñuy reboiser ñu ngi dagg ay garab di dindi ay forêt di ko def ci jëfin yoo xam ne vraiment mën nañ ko ñàkk a rafetlu xëy na Ali Aïdar projet Muraille Verte xëy na dana ci gën a farlu parce que wax nañ nit jëmbat garab am na njeexital vraiment ci suñu dundin ci wàllu environnement ni muy capter gaz carbonique bi sax pour suñu mën a am dundin bu gën a sell pollution bi mu wàññi ko exactement tey jii suñuy soo gisee may wax problème dégradation des terres nga xam ne problème dëgg la mais corollaire bi mooy changement climatique parce que tey jii ñu ngi koy dund tous les jours mooy suñu réew yi toll nañ foo xam ne béykat yi sax mënatuñu prévoir
kañ lay taw su tawee est-ce que taw bi war nañ ci ji alors que avant suñu maam yi xamoon nañ loolu. su daree taw xam nañ kañ lay taw su tawee xam nañ ne taw bi taw bu baax la mën nañ ji te suñ jiyee benn avant muy yàgg dina tawaat. mais fi mu ne nii loolu sax xamatuñ non seulement démarrage bi xamatuñ ko ci biir saison bi day am ay arrêt yu bëri suñu passé loolu saison bi day jeex teel a jeex wala yéex a jeex donc variabilité climatique boobu loo xam ne la ñu ngi dund ak moom donc défi yi dafa bëri mu ngi variabilité climatique mu ngi dégradation des terres et au même moment dañu war a dundal réew mi te ci lan lañ koy dundalee ci ressource boo xam ne c'est une ressource finie c'est-à-dire que ressource boo xam ne la mënoo ko yokk. Sénégal superficie bi mu am mënatu ko yokk donc superficie bi c'est une superficie finie donc nan la ñu war a def mooy nan lañ koy gérer nan lañ koy régénérer suuf soosu nan la ñuy fexe ba am ay pratiques yu baax ba régénérer ko loolu dafa war a nekk ci politique yi nga xam ne yu gën a am solo ci wàll boobu. parce que mais est-ce que suñu politique agricole. day nekk en conflit ak politique industrielle ndax. développement agriculture sax dafa ànd ak taxawal ay industrie aussi. Wow. Est-ce que finalement day nekk en conflit. sooy taxawal politique da ngay taxawal une politique comme on dit compréhensive c'est-à-dire une politique boo xam ne. lu mën a ànd. day ànd. parce que lépp loo def tey day am arbitrage. anglais yi di wax trade-off. maanaam soo defee lii tey am na lu muy yokk waaye am na lu muy wàññi fenn donc loolu soo ciy liggéey da nga war a fexe ñëpp teew. su ñëpp teewee kii ne lii soo ko defee dina yàq fii dina defar fii kii ne lii dina yàq fii dina defar fii ñu seet nag liy defar fan la ëpp liy yàq fan la gën a kii nan la ñuy wàññee liy yàq yokk liy defar jël décision bu baax politique agricole mënoo ko def oublier fàtte politique industrielle fàtte politique commerciale loolu mooy indi erreur yi am et souvent dañ koy am na benn année ministre de l'agriculture jóg ne autosuffisance en riz laa bëgg ministre du commerce dem Inde pour négocier ji pour ñu jaay ñu ceeb ci prix bu néew. xam nga ñaari décision yooyu méngoowul. parce que bii dafa ne nañ fexe yokk ni ñuy béyee mais pour nga yokk ni ñuy béyee àndul ak ceeb boo xam ne njëg bi dafa néew. exemple beneen gis nañ ministre de l'agriculture bu yàggul mu dem ci ñaay bi. ci horticulture yi ñu won ko ni fi ñuy bayee mbayum dër bi légumes yeeg yooyu am na industrie bu fi bëgg a taxaw. ngir wër zircon. moom aalu na en tant que ministre de l'agriculture ne non warul mën a nekk waaye xëy na fa ñuy defee arbitrage yi. xëy na beneen acte la ñuy joxe parce que ñooñu am nañu semble-t-il autorisation pour wër zircon bi. sëriñ bi loolu xam nga ci dara parce que ñaay bi moom mënuñ ko wax. romb kayaar ak yooyu yëpp ci ñaay bi la. est-ce que njeexitalu tolluwaayu économie bu Sénégal nga xam ne ñu ngi dem ci industrie extractive pétrole bi biir géej la. yéen a ngi séntu mu am lu mu leen yàqal yéen ci wàllu napp gi ak nu ngeen ciy taxawoo. waaw ñun ni ñu ciy taxaw xam ko sànq mooy ci wàllu mbayum jën bi muy aquaculture. aquaculture bi ñun dem nañ ci sax ba Corée dem ci ba Chine parce que tey fi nii ci wàllu aquaculture. salon Bouzane bi bëri na coow de ñu bi séedee kooku moom bàyyi ñu bañ cee xuus rek parce que nañ bàyyi boobu. pourtant salon ba jàmm rek moo fa amoon de. non man maa ngi woon ci salon ba alors léegi tey parce que fi may wax ni tey. jën biy jógee Chine ci aquaculture bi tey bu ma la ko indiloon jox la ko nga lekk ko danga may laaj bi jën fan la jógee. mais yéen nappkat yi fi ma la wax ni tey man maa ngi conteneur boo xam ne waxuma mareyeur nappkat yi est-ce que gis nañ seen bopp ci aquaculture bi ñoom yaakaar nañu ñoom ñoo koy parce que yarum jën xëy na dootul soxla mool ak yooyu wala. waaw non bu yarum jën amee mais. xam nga mool bi moom na ma def dara ba am jën mais parce que tey da ngay gis mool boo xam ne day dem géej kaay demaat géej kaay day dem ba essence sax pour mu sol ko léegi dem géej problème la parce que jën du am. moo tax aquaculture boobu il faut ñu bàyyi ci xel te loolu nag ci suuf lañ koy def pour li ngay wax ci wàllu suuf si donc gis nga ñi nga xam ñoo jógee bitim réew parce que coow loolu day am ci ñaay bi waaye aussi day am ci aussi ba ci waalo dafay am. ci ay partenaires yoo xam day ñëw bëgg a jël ay 2 téeméeri hectares ay 3 téeméeri hectares pour bëgg faa exploiter def fa dara te loolu day rey baykat bi waaye aussi day rey sàmmkat bi parce que sàmmkat yi comme li nga wax sànq war nañu am ab àll boo xam ni fa lañ di sàmmee waaye ñun ñi nga xam ne tam ñun ñooy mareyeurs yi dañuy soxla tey ëllëg aquaculture ci àll boobu lañ ko soxlaa kon àll bi population bi yokku na tey boo demee Kajoor fu mel ni Kajoor tey benn kër tey day nekk juróomi kër
suuf sa papa daan béyee mu am juróomi borom kër léegi kenn doo ca mën a am looloo doy da ngay bay di bayaat waaye suuf si day sàppi kon yaakaar naa ne àll bi comme li ngay wax ni àll bi dafa yaatu lim la wax dëgg la àll bi tey dafa jeex tàkk ci Sénégal boo duggee Kajoor wala nga dugg Saalum amatul àll amatul da ngay gis ñoo xam sax dañuy bëgg a bay mais fu ñu bay mooy nekk seen problème mais ñun mbayum jën moomu lañ yaakaar ëllëg parce que pétrole bi mu ngi ñëw ci géej gi ak kii bi ñun xalaat nañ ëllëg moo tax ñu bëgg aquaculture bi état bi jàppale ñu mais xam nga aquaculture bi caaxaan da ko deful pour en cas ëllëg géej gi parce que ñoom techniciens yi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu pétrole bi wax nañ ne géej gi li nga fi nga xam ne fi la ñuy jëlee ci pétrole bi au contraire que day yokk jën waaye du ko wàññi ñoom li ñu wax parce que ñoom man loolu du waaye ñoom li ñu gëmloo mooy que seen raakool yi ak tuyaux yi fi ñu koy def su boobaa place la boo xam ne jën yi dañ fay dëkk di fa nen foofee jën yi day gën a yokk waaye ñun tréewul rek riiru machine yi sax xam nañ day dawloo jën mais ñoom riiru machine bi lañ wax fañ wax ni fa lay nekk aussi neñ du yàq ci kuy jën waaye loolu lépp fagaru moo gën a wóor moo tax ñun aquaculture bi dañoo bëgg aussi état bi gën ñu jàppale dugg ci mbayam jën parce que mbayam jën mi am na solo am solo goo xam ne tey ëllëg même bu géej gi demoon ba amatul jën su boobaa dañuy jël ci jën yi ko wax naa la ko sànq tey fi mu ne maa ngi conteneur boo xam ni bitim réew la jóge ñu koy jaay tey bu ñu la waxoon jën bi jënu bitim réew la da nga naan kii ci géej gi lañ ko napp te jën dàq ko soo demee fu mel ni Côte d'Ivoire wala nga fa dem ay Congo wala Gabon seen jën yi ñu génn ci gi mooy dàq jën bi génn ci géej gi kon loolu tey il faut état bi jàppale ñu ñun ñu gën a concentré wu ci mbéyam jën moomu mool yi ngay wax mool yi mën nañ ci nekk parce que mool da ngay gis koo xam ne day am gaalam dematul géej mu bàyyi ko ki dematul géej na su ko neexee mën na am toolu jënam moo leen dem nañ géej nappi mën nañoo am mais amuñu dem ci mbayum jën mi moom il faut Sénégal ñu gën ci taxawaat loolu nag état moo ñu ci gën a mën a jàppale ba ñu mën ci gën taxawaay bu rafet parce que li wër ba wër mooy man ak lu mën a xew même bu dul pétrole bi tamit xam nga Sénégal population bi day gën di yokk day dem a dem ba tey ak li gën di dem bitim réew day tax jën di dul doy kon il faut mbayum jën mi moom il faut que ñu gën ci concentré wu état jàppale ñu dem ci àll bi tey suuf si nangu na pour bay jën donc suñ ko bëggee bool nag ak baykat yi ak baykatu ceeb yi ak sàmmkat yi xam naa dina gën a compliqué waaye nag ñu jéem a xool rek naka lañ koy defaree étranger yi xam ne ñoo ñëwit ñu xool aussi naka lañ leen di joxe mais man day d'accord man étranger bu fekk fu ñuy bayee bayu ceeb wala ñu fay bayee lujum wala lu mën a doon ñu koy jox étranger baykat bay taxaw loolu man ànduma ci waaye laa muy foo xam dañu war a sàmm ak jur gi amalu njariñ ëllëg ñu koy jox étranger parce que étranger sax am na fenn fi ñu ko mën a jox fu bokk la foo xam ne place bayukaay la parce que bayukaay dafa am place mais am na place yoo xam ne aussi bu ñu bëggee ñu jox leen foofu mais fi nga xam ne tey foofu lañu yaakaar a dunde nga jël ko joxe ko loolu tam day poser problème te chaque jour nga dégg ko ci rajo bi ñoo xam ne yu mel noonu la ñuy jooyee loolu nag li ci ëpp en général sama mbokk maire yi ñoo koy def mais tam damay lancé aussi maire yi bala ñuy defati lu mel noonu aussi ñu xool seen population lan moo leen arrangé parce que tamit jël jox benn nit xañ téeméeri nit loolu moom wax dëgg yàlla amul njariñ. mbayum jën bi est-ce que du mujj doon Ibrahima Athie c'est-à-dire bu ñu ci réfléchirul parce que mbayum jën bi fi ñu ci nekk nii tey ñu bay xeet yoo xam ne nii bon xëy na di nga ko jënd benn yoon doraat ak yooyu da nga koy mujj pepe sup bu tuuroo waaye nag bu ñu bayul jën yu mag yi nga xam ne moom la nit ñi soxla jën yu noble yi loolu tamit est-ce que am na njeexital ñu góorgóorlu lu ñuy bay xëy na xool technologie ba mën a bay waaw xam nga dafa am noble yi parce que bu ñu ko yemalee ci doraat ak ñoom seen rek defe naa ni marché bi du jax jën bi tey Sénégal yóbbu ñu ci doraat bi kese parce que ñu ngi fi bay yeneen façon jën parce que dafa am technicien mais jën yu noble yi moom eggaguñu ci nag coof yeeg yooyu waaw yooyu moom àgguñ ci mais nag am nañ jën yi parce que tey boo xoolee waas jën dàq ko ci àdduna de te waas bi bokk na ci li ñuy bay ca waas amul benn jën boo xam ne dàq ko donc dafa am technicien yoo xam ne ci wàllu pes ñoom loolu rek mooy seen liggéey tey lépp loo xam ne si tey tool boo amoon sa toolu jën tey bala nga ñu lay jox autorisation sax pour nga bay fa ñoom ñoo ñëw xool ko xool espace bi fi mu nekk xool ndox mi xool yëpp moom légal ñu soog laa autorisé ni la fii mën nga fa def sa toolu jën mais yow mi nga xam da nga nekk rek mareyeur nga nekk yéen ñi mën ngeen convertir ci mbayum jën mi waaw ñun mën nañ ko wala filière mareyeur bi ngeen di nekk ba léegi rek wala ñun da ngeen bëgg am seen toolu bopp ñun bëgg nañu am suñu toolu bopp parce que tax ñu bëgg am suñu toolu bopp mooy que mareyeur bi day dem a dem ba da ngay am problème parce que man ci bii corona bi dugg tey sama oto mi ngi def Saint-Louis fi mu nekk nii 1 mois boo xam ne yëgul jën actuellement mu ngi taxaw ci quai de pêche bi jën amul dara amul te bari naa ci ay morom te bu jën doon am di nga mën a passe parce que am na ñoo xam ne tey dëkk yoo xam ne tey boo fa demante ci Sénégal amuñu jën tey surtout suñu tey bi amuñu jën mais war que ba ñoo ci dëkk ville yi ak dëkk yu mag yi dañu am a jën mais am na tey ci Sénégal ruq-ruqaat yoo xam ne soo fu taxawoon tey dañ naan tey amuñu jën parce que oto jën bi ñëwul parce que jën yi am na prix yu muy jaar doo ko mën a yóbbu ci àll bi
parce que ñun boo demee Bakel ñoo fa doon yóbbu ay oto jën Bakel da ngay yóbbu ay Vamoundé àll bu yëpp ba dem ay Semme ci dëkku àll yi foofu ñoo fa doon yóbbu ay jën nga dem Kédougou gaare sa oto ay Saraya boo demee ba ay Salimata foofu yëpp ñoo fa doon dugal ay jën boo demee Médina Yoro Foulah boor Kolda côté yëpp ñoo fa doon yóbbu ay jën mais ak prix bi jën yi jar nii doo fa mën a dugg bu jënd parce que prix bi li muy jaar force ñoom soo ko jaayee duñ ko mën a jënd loolu moo tax il faut que yaakaar naa ni mbayam jën mi moom état bi gën ñu dëgëral gën ñu dimbali ñu gën cee jàpp ko fee jën bi gën a yokk tax yàlla Sénégal yëpp man di jot jën parce que tamit mënuñu am ceeb bu doy te amuñu jën yu doy donc kon loolu moom il faut ñu ngi tàllal loxo le président de la République ci nga xam ni aussi moom dafa am yërmande ci askanam am yërmande ci secteur de la pêche gën ñu dooleel gën ñu jàppale donc Thierno dafa ñëw non mais xam nga Cissé Ablaye ma wax la benn affaire baal ma rek Ablaye ma wax la tuuti gis nga secteur de la pêche xam naa du bu ma waxee da nga naa li nga ci nekk tax mais secteur de la pêche dafa amul lum yemal ci adduna bi gis nga fi ne ku jaaxle ci njëriñ a ngi ci ku jaaxle ci dëkk bi ci secteur de la pêche ngay jëm wala nga ñëw marché au poisson ay boroomi diplôme yu garaate ñoo fa nekk parce que tey dëkk bi li jàng lépp loolu yéen dañ leen dégg ngeen di yuuxu des fois waaw doo yuuxu du mën a ñàkk yëglu xam nga loolu yëglu la rek mais tey ku mel ni jiitu réew bi bu ñëwee tey wax dëgg yàlla mi ngi geesu acteurs yi tey mi ngi leen di jàppale wax dëgg yàlla tey ñoom xamal leen seen bopp baax ne acteurs yi président mu ngi leen di jàppale waaye nag day des lay des parce que tamit xam nga njiitu réew lu mu yéene askatam mën naa am sax dimbale ñëw mais mën naa am fa muy tàkk moo tax yuuxu yooyu nga wax du mën a ñàkk parce que président du lépp lay xam am na loo xam ne soo ko waxul moom du ko xam waaye nag yaakaar naa secteur de la pêche tey secteur la boo xam ne buñ ko doolelee ndóol dina wàññiku ci réew mi waaye li am xëy dina yomb ci réew mi loolu daal bëggoon naa aussi président ñu gën ci Ibrahima ñu gën ñu cee jàppale parce que fu mel ni marché central au poisson wax dëgg yàlla man maa ngi talal loxo état bi mu gën ñu dimbali parce que marché la boo xam ni directeur bi mi ngi góorgóorlu waaye wax dëgg yàlla war nañu gën a jàppale foofu parce que tam mareyeur yi bu jàppale di amit na tàmbale ci marché bi wax dëgg fa yàlla 28 ans marché bi amul statut te bootu ci nguur gi ñu boole ko ci wax bi nii rek waaw statut bi nañ ci wax tamit parce que loolu mooy jëmale liggéeykat yi sax kanam statut bi moom xam nga temps yi xam nga ak changement xam naa du fi xaj non changement ministère yi ñu nekkoon sax xam naa mais statut bi même Aminata Mbengue bu mu ñëwee commencé na ci liggéey mais xam nga ak Omar Gueye bu kii ak Alioune Ndoye bu mu ñëwee corona bi ñëw ci la problème bi am marché ba amul statut nag waaw loolu moom mais loolu moom inshallah loolu moom bu corona bi jeexee rek li ma wóor mooy luy am lay doon parce que taxaw nañ ci inshallah bëgg nañ mu am leneen li ci desit mooy Ibrahima Ablaye may félicité xëy na président yëgu ko su ko yëgee xëy na dina ko lijjanti loolu aussi bon mooy wax ji souvent waaw président moom lépp lu mu ci yëg dina joxe ndigal waaw donc loolu parce que ay père de famille ñoo fay liggéey di fa xëy 28 ans ngay liggéey fenn amoo bon contrat boo xam ne nii moo lay kii parce que kilifa gi li muy liggéey mooy la mu fa fekk dëgg la noonu lay mën di doxalee mais vraiment 28 ans salarié fenn ba retraité fa ci loo xam ne ni ci état bi la bootu def naa ni voilà nañ ko boole rek ci wax ji. xëy na président bu ko kooku ministre bi lijjanti ko man jàpp naa ne ak non ministre yi fi jaar yëpp vraiment mënuñ ci dara gëstu nañu ko mais bon mu ngi noonu kon moom aaju na ci président de la république voilà comme ci état bi la bootu. Ibrahima waxtu yi de fi mu toll nii wéy na mais defe naa ne góorgóorlu nañ ci de xuus nañ ci thème bi bu baax. waaw. buñ jógee ci lii c'est que lan la ñuy def rek. dégg naa ci sa wax politique agricole. méngale ko ak li nga xamante ni mooy bëgg-bëgg ak suñu dayoo mais naka la ñuy fexe ba loolu yëpp mën a yemb. waaw politique alimentaire pas politique alimentaire waaw politique alimentaire. mu bootu ci suñu agriculture. njàngat yi ñi ñu mën a jàngat ci léegi. gannaaw njàngati sanitaire parce que boobu du ma ci xuus parce que awma spécialité boobu. mais ci li ñu mën a jàngat mooy tey jii suñu seetloo. dañ xam ne ñaari mbir lu am solo la. benn bi mooy éducation benn bi mooy gëstu war nañ fexe lépp lu ñuy def ñu renforcer éducation nit ñi seen formation donc nañ investir ci formation nit ñi même su fekkee ne nit ki amul emploi mais nañ ko éduquer d'abord te éducation boobu nañ ci boole ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur primaire bi mooy béykat yi mooy sàmm yi mooy ñi nekk ci napp nañ leen jox éducation de base mais en même temps nañ leen former formation boobu am na ci solo parce que dina leen dimbale ñaareel bi mooy recherche dafa am solo ci réew soo seetloo jéego yi ñu def ci wàllu ay semences li ko waral mooy institut bu mel ni ISRA nga xam ne dañ def recherche mu génn corona bi wane na ne chercheurs yi ci wàllu santé wane nañ seen taxawaay anthropologue yi wane nañ seen taxawaay nit ñi ko donc recherche nañ ko may gëdd parce que moom moo mën a gunge gouvernement
pour que gouvernement di jël décision yoo xam ne daf koy wéer ci lu dëgër mooy décision yoo xam ne wéeroo ko rek ne yaakaar naa mais da nga ko wéer ci xam-xam te soo ko wéeree ci xam-xam mooy da nga koy wéer ci ay données yu wóor te pour données yu wóor il faut mu am recherche donc loolu daal jàngat boo xam ne la bu am solo la te actuellement ñun ci suñu wàll bopp ñu ngi lëkkaloog organisation yi comme CNCR ak yooyu pour jéem a seet les organisations paysannes pour seet dans le court terme Covid bi ban impact la am ci ñoom mais aussi seet dans le long terme nan la ñuy fexe lëkkaloog nguur gi pour que ñu jël décision yoo xam ne dinañu jëlee ci liñ nekkoon fekk problème bi ñu positiver ko ba am ci njàngat boo xam ne dinañu gën a jëriñ malgré malheur bi mu indi yëpp mais ñu am ci ay opportunités. Ibrahima ci économiste directeur de recherche IPAR Thierno naa la bàyyi nga tàggoo rek. 10 secondes waaye bul yóbbantu nuyoo nag. waaw déedéet damaa nuyuwuloon bi may commencé. xam nga ay mareyeurs ñoom laa jiite toog fii. tey mareyeurs yi dañu am solo. donc xam naa ne dama jël nuyoo bi rek teg ko ci loxol kenn muy El Hadj Moustapha Ndiaye bu Soal mu nuyul ma mareyeurs Sénégal yëpp. ndax tey mooy suñu kilifa ci secteur bi. donc parce que tey dañoo def lu am solo gis nga corona bi bu mu juddoo ñoom dañ ni ñoom kenn ku ne fa nga nekk tefes ga nga nekk wala marché ba nga nekk dañu fay cotiser di jënd ay sel di jënd ay gants waaye teewul dañ ne ma Thierno dañuy jàpp ci corona bi tey dañoo yëkkati 1 million teg ko sama loxo 1 million fii may xam ne tey mi ngi sama bureau dama koy war ko jox ministre bi mu yóbbu ko dugal ko jox ko président pour ñoom ñu jàppale ko président ma ci félicité mareyeurs Sénégal yépp parce que loolu affaire bu am solo la parce que seen quai yi ak seen marché yi dañu am ay problème mu sel ak ay gants mais teewul dañoo jël yaat seen xaalis yónnee ma xaalis ñu day la ko ba muy 1 million ñu mën naa leen ko joxal président comme ministre suñu ministre moo fi nekk muy ministre Aliou Ndoye suba war naa wax ak ci loxo moom mu yóbbu ko dugalal ko mareyeurs yi ci ndimbalul président tréewul ñu ngi jàpp seen ay kii leneen li ci desit mun ma toog fii ba jëm te nuyu ma suma kilifa Aminata Touré parce que tey wax dëgg yàlla mooy suñu gëlee conseil économique social di sant Abdoulaye Diouf Sarr ci liggéey bu am solo bi ak docteur yi nga xam ni ñoo nekk ci terrain bi aussi du sant aussi Aly Ngouille Ndiaye parce que policiers yi nga xam ne ñoo nekk ci marché bi dañuy jàppale ci jàppale boo xam ni da nga may dimbale policiers yi dañuy jàppale bu am solo boo xam ni aussi dañuy sant yàlla ndax marché bi ñun bu liggéey bi yombee ñun police moo ñu ci jàppale ak ku mel ni préfet Moustapha Ndiaye bu Pikine di sant aussi préfet yi ak góor lañu ne Sénégal yëpp seen liggéey bi xanaa ma fàttali émission lamb yi de aussi nag di sant nag aussi nga may ma rek ñu sant kilifa gi nga xam ne mooy le président de la République parce que dañoo jàppale ci secteur de la presse kooku bu ñu toogee fii ca demuñ si waxuñu ko kon day mel dañoo soxor parce que ñu ngi sant le président ci taxaw bi mu taxawu askanam ak ni mu leen jàppale corona bi bu ñu jëggee ay ndigalam ak ndigalu ministre bi benn problème du am ci réew mi Ablaye encore ñu ngi lay sant di la gërëm di nuyu président Youssou Ndour ndax nit la koo xam ne dafa am dañoo jox ñun te ñun secteur de la presse ñëw na ba sama bureau mu toog fa kon nag mu ñëw toog fi ba jëkk te aussi gërëmuñu di la gërëm bu baax sa émission bi di ñaan yàlla na sàmm la di nuyu sama xarit directeur vraiment Ibrahima affaire bi am na solo li nga développé nga fi lu am solo ci wàllu mbay mi réew nag mbay moo ko maa ngi lay sant Abdoulaye di la gërëm Thierno Mbengue président association des mareyeurs du Sénégal Ibrahima ci économiste directeur de recherche IPAR initiative prospective agricole et rurale ñuy gëstu di def liggéey bu am solo ci vraiment gëstu ci wàllu mbay mi ak yeneen politique agricole surtout spécialiste chaîne de valeur bi nga xam ne comme ni ko ministre de la santé waxoon c'est un terme galvaudé moom tamit ñu ngi koy def fu ne mais chaîne de valeur mooy rek transformer li nga xam ne dañ koy bay muy meññeef ñu transformer ko ci ay usines mën na doon ay semi industriel mën na doon ay industriel loolu mooy njëriñu réew mi ñu leen gërëm di leen sant ma leen di wax ne bu dee tey man maa muñ tisoli bi nga xam ne bi ñu commencé émission bi ba léegi maa ngi ko bëgg a def waaye gars yi dama tisoli dafa xew yi kon ku ne boo génnee ci biti wax dëgg fa yàlla war nga mën a góorgóorlu gars yi ñu teg clim bi dañ ko teel a taal donc mu xaw ñu sonal mais ñuy fàttaliwaat rek gestes yi raxasu moytu génn bu bari bi moytu saafonte bi xëy na sax léegi wàññeeku na ndax ndawtali yëpp defe naa gars yi aj nañu ko ñu góorgóorlu ci xëy na lii léegi mu jeex jóge fi ci nettali lay mujj yàlla nañu yàlla boole ci ñi koy nettali ji ëllëg ñu fekkee ko te tal ko te buñ jógee ci lii defar réew mi ci lu mel ni li ñu waxtaanee tey ñu ngi leen di gërëm ci kanam programme télévision Futur Média soir d'info ak yeneen programme yi dinañ dellu si waat suba beneen jotaay combat bu mag la ñu am suba di ngeen ci xam dara incha allah ëllëg ci jamono ji jërëjëf merci